internaute Seneweb TV seneweb.com salaamaaleykum ak une fois nuyu nañ leen amaat mbégte teewaat ci seen émission hors sujet cette fois-ci ñu ñëw rencontré kenn koo xam ne c'est l'ambassadeur de la banlieue mu di Matador ñu gën ko xam ci hip hop mais hors sujet nag day ñëw génn feneen wax ci leneen loo xam ne amuñu habitude di koy découvrir ci nit bi nga xam ne moom la ñu invité salaamaaleykum Matador. waaw maaleykum salaam DJ maa ngi lay nuyu di nuyu ñi di seetaan Seneweb TV bi yëpp. di nuyu Sénégalais yëpp di nuyu. mbokk hip hopeurs yi aussi. ak ñi nekk ci culture urbaine. ak waa diaspora bi. ak diaspora bi aussi. voilà foofu la ñuy commencé diaspora bi nga dund fa. bi nga fay dund ban année la woon ak lan nga fa doon dund. waaw c'était entre 2002 ba 2005 pas dund carrément mais on passait plus de temps dañ fa doon def temps bu bëri. donc ñu ngi njëkk a voyagé à 2002 ak groupe bi waa BMG 44 man que je salue au passage les autres maintenant bi ñu demee 2002 gis ne affaire yi di demee yàlla def am ay buntu yu ubbeeku comme on n'avait pas de label vraiment benn structure moo ñu yóbboon benn fondation bu ñuy wax JAG. donc ñu gis ni quand on était là-bas doon na gën a yomb pour ñu am ay dates pour mën a tourner ci biir Europe bi. donc on restait après longtemps ay 3 mois. pour pouvoir faire des dates pour pouvoir tourner enregistrer album fa la ñu enregistrer suñu deuxième album bi. jox ma sa faay et tout. et quand on revenait au Sénégal c'était pour 1 mois quelques semaines après ñu delluwaat entre 2002 ba 2005 ci loolu lañ nekkoon quoi. waaw. lan moo tax tooguloo foofu. toog fa liggéey am xaalis ñëw tabax ay étage ak yooyu noonu. jëriñ sa bopp yow kase. waaw xam nga loolu choix boobu commencé wul ci voyage bi parce que avant may voyager ak groupe bi nekk naa si fan boo xam ne amoon naa ku bëggoon ma sa benn frère boo xam ne bëggoon na ma fekk ko États-Unis donc affaire boobu xam nga rek. ñu ay mbir quoi. donc def formation professionnelle en chaudronnerie Jën IMCA après di liggéey ci société bu ñuy wax IMCA. muy société bi tubaab la woon bu nekk port. ci société de pêche xam nga ma fa doon liggéey def stage fa def stage ba war fa liggéey après je me suis dit que voilà si je fais ça je vais devoir faire un choix ma def loolu wala ma arrêter loolu xam. et j'ai préféré continuer le rap. donc choix bi commencé wul ba ma voyager. génne Sénégal tukki quoi. def naa ko avant may tukki que ni si lii laa bëgg a def sama métier quoi si laa bëgg a yëngatu. donc je n'avais rien à faire là-bas su fekkee ne aw ma contrat aw ma liggéey bu may def Europe. damay ñëw Sénégal temps yooyu comme on n'avait pas de label et il fallait aussi ñu liggéey. et on avait l'opportunité bu ñu demee am na fu ñu mën a nekk. di mën a gën a am ay contrat foofu. ñuy rester plus de temps là-bas. bon quand Dieu a fait que Manu s'est marié. moom mu resté fa man ma ñëw en 2005 on avait le projet là de créer benn centre boo xam ne comme les arts urbains lay mel. bu nekk Bruxelles. donc quand je suis revenu voilà je me suis dit pourquoi pas démarrer le projet. comme amoon naa opportunité. am benn locaux bu ñu ma jox ci biir complexe bi fii je me suis dit voilà ça c'est la première fois que ma gis ay autorités ñu wóolu ñu jox ñu possibilité ñu nekk quelque part ci benn centre. donc il fallait rester et voilà. rester voilà quelque chose. ba tey dans la banlieue nga xool nga nekk nit koo xam ne nii da nga màggee juddoo màggee ci banlieue bi. sa enfance ci biir banlieue bi lan la woon. sànq bi ñuy ñëw maa ngi tooñ Ahmed naan ko Ahmed est-ce que xam nga Damba. Damba Mango. moom nga xanaa jaarul syndicat. jaaru fa jaar na fa buuju nga ko laaj buuju man bu civilisé la. yow jotoo jaar ci yooyu noonu. bon ñun ci li ñu jot a jaar mooy xam nga à l'époque ñun ñu ngi jàng ci camp militaire bi. fa lañ defee primaire. suñu cycle primaire yëpp fa lañ ko defee donc traverser da ngay traverser gare bi. 4 fois ci journée bi. waaw gaar ba ñëpp xam nañ lan la woon. gaar ba fa la faqmaan commencé fa la Gainsman yi commencé donc biir camp militaire ba la fa amoon mooy ni ku fa jànge wala ku xam camp militaire Thiaroye tuuti xam nga graay waaw dem waaw heure graay dañ ko doon kocc xam nañ lu xam nga. voilà suñu enfance yi ci yooyu lañ ko passé quoi. gars yi fii ñii langue train waaw ak nag yeneen mu amoon Gens am buuju yow nan nga def ba mucc ci loolu. waaw man nag yàlla def ma dimbali bon
comme sa mère Thiès la dëkk ñun dañu daan kuli quoi. école tëjee rek vacances Thiès. direct donc vacances bala ngaa ñëwaat ouverture des classes xam nga donc temps bi ñu doon am tuuti mooy temps bi ñuy dem classe école wàcc temps bi ñuy ñëw quoi. mais bon aussi yàllaa lay dimbali rek quoi. xam nga yàllaa ñu dimbali ñu bokk tamit te duñ man kese ñun dañu bokk ci famille yi cosaan yi sos caaro yi. xam nga du ñu ñëw caaro yi non ci ñi sos caaro yi presque ci famille yi ko njëkk caaro yi ci lañ bokk. donc caaro yi nekkoon am benn caaro yi boo xam ni ñëpp a xamante tu n'as pas le droit parce que y a le grand frère qui est à côté non. dëkku famille. non dëkku famille boo doo dëngal ñoom ñoo lay corriger. xam nga donc ci loolu moo ñu gën a sauver te caaro yi boobu may wax ni mooy tey fi ñuy wax sant yàlla moo nekkoon xurmbukki ñu bëri xamuñu ko. naka. xurmbukki. xurmbukki. waaw xurmbukki. xamu caaro yi dafa graw. waay gars yi dañuy wax caaro yi mais xamuñu woon sax exactement la ma fa nekk ñun dañuy juddu fekk fa xurmbukki. fekk fa Tandems fekk fa Olympia fekk fa Negresco fekk fa fi ñuy wax Linguère. loolu ku yàggul ca caaro yi dëgg. mënoo ko xam. moo tax ñiy wax dañuy wax nii rek. et j'habite encore là-bas fi ma dëkkoon laa dëkk. ba léegi foofu. donc yooyu noonu endroit yooyu. donc dafa ñu permettre ñu teel a xaràññee. fi ñu war a teg suñu tànk ak fi ñu ko war a teg. li ñu war a laal ak li ñu war a laal. parce que dañ doon gis. te du presque ñëpp ña fa doon ñëw ñëpp caaro yi lañ dëkk non. amoon na ay xurmbukki boobu ma lay wax ay Ghanéen nag. ay Nigérien nag yu ne nekk fa nekkoon réseau de prostitution bu graaw moo nekkoon foofu xam nga lu ñu ñëwoon yóbbu xurmbukki. jaay kaña. jaay kaña. yéen a ngi doon jaay kaña yi. kaso lañ koy wax. dañ parce que voilà pour dire que. amoon na ñeneen ñoo xam ne duñu ay Sénégal yu fa nekkoon. ñooñu dañuy lekk kaña. donc ñun bu ñu bëggeen weccit. dañuy rëbb kaña boo jàppee kaña buy dund. moo gën a cher. li mën nga ko jaayee ay. 300 400 kaña buy dund kat ku ko jàpp nag war a mën a am kaña bu prix bu dee baax. moom moo ay 200 nga koy jaayee quoi. ñu koy ba kaso boo ñëwee gars yi kaso la ñuy wax. da ngay xam vraiment loolu. ñun suñu enfance si loolu la caaro yi. et puis yàlla dimbali ñu nag ci famille yooyu ñu nekkoon. vraiment bokk ci sama génération ñi ma ci xam ñëpp kenn nekku ci yoon bu dëng ñi ñu jàpp ne ay bandi la ñoo nekkoon caaro yi. dëkkuñu woon caaro yi dañ daan fàqe yeneen temps mais caaro yi la ñuy ñëw. parce que maquette bi. gaar bi. xurmbukki bi. ak ay lieux yooyu ma lay wax ay Tandems ay affaires yooyu ay Linguère. moo doon indi nit ñi foofu. mais du woon sax dëggantaan ñi sosoo caaro yi ñoo fa. mais ba léegi bu ñu xoolee li nga xam ne ni moo di banditisme li nga xam ne moo di buujumaan li nga xam ne moo di drogue bi ba léegi mi ngi am ci banlieue bi insécurité bi. mais insécurité bi moom léegi dafay gën a yaatu si banlieue. moi je dis que ni caaro yi bi gënoon a graaw. tey est-ce que sax yeneen localités yi gënu la. ñàng caaro yi léegi parce que caaro yi tur baa fa nekk mais la majeure partie tamit yu si bëri xam nañ ci dara mais lu bëri nekkatu fa quoi. ok mais maintenant réputation tur boo xam ne am na tur moom bu mu xasee ba collé wu benn affaire collé wu da lay topp mais dañu gis ne insécurité bi ci banlieue bi bëri na trop et li ko waral mooy la pauvreté aussi pauvreté et la misère moo tax ñun mënuñu bàyyi arrêté te micro parce que mënoo di yeewu wala mënoo xëy suba ba ngoon te waxuñu la wala gisoo loo xam ni sa xol day jeex loo xam ni nit waru ko mën a dund quoi. ñu lay solliciter nga koy gis ci kanamu nit ñi. wala nga gis nit di def loo xam ne wóor na la ni lii muy def nii ñàkk rek a tax mu koy def et ça. on ne peut pas voir ça ba pare ñu ni ñu voilà. ñuy woy naan bon ça roule di bling tout est cool xam nga. ñàkk mooy noonu borom xam nga mooy noonu waaju baax loolu voilà. loolu moo tax mënuñu teel a bàyyi micro parce que jusqu'à présent daa am yoo xam ne ñu ngi koy dund ci banlieue bi yëpp nag. te ba léegi dootoon ne Caaroy kese wala Pikine wala Guédiawaye banlieue bi yëpp Sénégal ñëpp ñooy dund lu metti. c'est vrai. mais li am si banlieue bi dafa gën a doy waar. à côté de chez moi xaw ma ndax gis ngeen ko mais dafa am benn marché bu fa nekk
marché ñu ngi ko tuddee Dubaï. ok mais Dubaï boo xam ni oto mbalit yi matériel yi ñu fay récupérer. moom la ñuy jaay ci marché boobu noonu. bon bu ñu la ko waxee da nga naan mais loolu nan la mën a nekkee quoi. et ça existe booy wàccee pont bi Dubaï ngay daj. mais foofu est-ce que du terre bi tamit le fait que mu jaar foofu noonu. waaw indiwul encombrement. non terre bi dafa indi lu bëri biir caaro yi. terre bi dafa xaaj caaro yi déjà marché beeg hôpital beeg école yi lycée yi ñi ngi ci sa côté bële. population bi ñu ngi ci beneen côté bi. pont bi moo lay jàllale man naa daa mel ni jéggi siraat laa ko war tuddee sax. xaw ma et pourtant defoon nga ci sensibilisation. def naa bi ngeen di sensibiliser est-ce que yéen attentes yi ngeen ci doon xaar ñëw na. ci côté nit ñi ñi ngi moytu mais est-ce que état bi ñoom ñi ngi def li ñu war a def. li ñu war a def je sais pas mais en tout cas ñun bi ñuy sensibiliser par rapport ak courant bi la. train bi ñu ko jot a gis ñu koy essayer. terre bi ñu ko jot a gis ñu koy essayer nee nañ vitesse bi muy daw. déjà ñoom daa xaw a yéem nit ñi quoi te dawagul ak courant bi bu ñu la waxee ñaata watt la xam marché Thiaroye xam gare bi xam population. Thiaroye yi il fallait que ñu def ko ñu. te si c'était à refaire te dañ ko war a continuer di def train bi ba mu nekkee train bi raam train bu yeex boobu gujug chaque jour presque mu rey nit Thiaroye train ñaata nit la rey Thiaroye quoi. mais est-ce que fi mu jaar donc waroon na fa mën a jaar. mënuñu woon xool fenn fu ñu ko jaarale fudul fii. fu ñu ko mënti jaarale il fallait que ñu sécuriser ko ñu il faut que ñu sensibiliser population yi ñu xam ni train bi bokkul ak train yële train bi xel yi muy daw courant bi muy àndal. nit dañu texet quoi gars yi dañu bëgg lu gaaw wala bëgg a jéggi rapidement. boo jéemee njëkkanteeg train bi moom yóbbu sax da lay yóbba non sérieux dama benn booy moom fi neen dafa gis train bi le temps que muy jënd téléphone am photo après gisatul train bi quoi. fiw xam nga donc. te ñun xam nañ ci dara. pourquoi ñu def sensibilisation parce que xam nañ ci dara yàgg nañ jël train yooyu tamit quoi bu dul Sénégal. gis nañ ko presque du daw ci ay yi ci ëpp ci ay àll lay daw. train boobu ñu gis yow train buy ñëw à 2 mètres nga xëcc sa njaay mu romb nga lalaat loolu lañ daan gis Thiaroye ak train bi bu ñu bàyyee nit ñi sensibiliser lu ñu mu jeexal population bi de billaay wallaay taala. kon loolu moo nekk réponse bi par rapport ak ñi nga xam dañu doon naan Matador waru woon way train bi. waru woon non way xam nga Sénégal moo naqaree wax. mais dégguñu man bu ñuy wax ci train bi. priorité la wala du priorité. ñun liñ ci subir. ñu moytu xam nga instant yi ñu ngi doon wax temps train bi impacté yi parce que liñ naroon a fay nit ñi baaxul li tax man ma def sensibilisation bi parce que tëbu ma rek dem si. population yi dañu ñëw déplacé wu gis ci Matador parce que yaakaar nañ ne bu mën nañ ci wax ñu def conférence centre benn daje centre Jacques Chirac. ak Sonko ak ay Y'en a marre ak ñëpp parce que liñ leen naroon a fay bu ñu leen ko fayoon mënuñ ñu cee jënd terrain au départ ñu nekk ak ñoom ci combat yooyu di jëflante ak ñoom ba ñu dem ba gars yi affaire bi évoluer train bi ñu war ko essayer ñu wax ñu ni 25000 watts. moo koy dawal essayant man mii sax xaw ma woon ni courant bi egg na foofu ñu ni ñu dañu bëgg ngeen defal ñu sensibilisation comme yéen a dëkk côté boobu. gars yi ñu ne coût bi bari woon na xaalis bi ñu leen fayoon foofu. non mën naa bon nekkul si portable bi. bañ naa ko ba photo chèque bi ak Fou Malade parce que vraiment. ñaata je n'ai million la pas woon de justification ñaata million la woon. amuñu ci 1,5 million man ak moom. ku nekk amu ci 1,5 million. man ak moom pour dire la vérité on a photo ko parce que dara jaru fii. ñuy fenn parce que xam nga la moo graaw Sénégal. dañuy gaaw di fàtte tuuti quoi. temps yi ñuy galère ñu proposer ñu jouer devant Abdou Diouf Jacques Chirac ñu décliner loolu jëluñu cachet bi dem ba yàlla suturaal ñu ba am nañu lu ñu mën a yore suñu njaboot du ñu jaay suñu bopp ci ay détails quoi. liggéey la quoi moi dama ne la dama bàyyi métier pour def rap comme métier. suñ ma sollicité liñ ma sollicité. ma gis ni lii mën na ànd ak sama dafa bokk sama liggéey mën naa ko def. ak samay concept. ak sama philosophie amul benn. affaire bu suy gàllankoor. dama koy def kenn du ma ko teree def na. pour génn ci point boobu noonu le fait que dawagul ba léegi ban message nga ciy wax. non le fait que dawagul ba léegi tamit vraiment sonje.
terre bi dama doon kii tax te li ma bëggoon waxuma ko dañ jàppoon ni ñi ñun jël seen kër ñooy impacté yi. mais vrai impacté yi mooy ñun ñu fa des. ok ñun ñi nga xam ne jëlu suñu kër. ñun ñooy vrai impacté actuellement. terre bi li mu ñu jural ci ay gàllankoor ak insécurité actuellement et c'est pas parce que def naa publicité mais loolu mooy dëgg bi. publicité bi nañu moytu courant bi te dama koy continuer di wax ku ci moytuwul courant terre bi da lay faat ku moytuwul train bi da lay faat vitesse bi muy daw. xajul voilà nit mënu la sax bokk ak moom yoon. loolu moom dañ koy continuer di si sensibiliser nit ñi parce que nit ñi ñoo tax ñuy def sensibilisation def ñu ko pour état. pour population Thiaroye tax ñu koy def. parce que bëgguñu nag. chaque jour kaay leen am nañu dëj fële. non loolu. bëgguñu ko quoi Covid bi rek li mu yóbbu dafa doy sëkk. mais encore terre bi. impacté yi. mooy ñi fa des. xam nga ñële fay nañ leen seen xaalis dem nañ jëndi seen kër dëkk nañ feneen. mais ñun fayuñu dara te ñi ngi koy subir. ñu ngi koy subir parce que les femmes pour ñu dem ci marché bi difficilement lañ fay def wax naa la marché bi hôpital bi. leneen ak leneen daf ñu nekk ci benn côté raay bi. kër yi population yi nekk ci beneen côté bi. donc dem beeg dikk bi dafa jafe te amuñu assez de passerelle. donc te gis nga li mu occupe jël ci Thiaroye. beneen bi mooy presque jël na. li taxoon ñuy wax Thiaroye yëpp ñaata quartier ñoo disparaître. ci Thiaroye bi. et ça c'est des choses yoo xam ne tey le camp militaire dem na ba tëju l'histoire des tirailleurs sénégalais nga xam ne ñun dañ ko mës a gëm ni ñun ñoo ko war a défendre ñoo war a nekk les premiers ñuy défendre histoire tirailleurs pour ñu bañ ko fàtte. li xewoon 1944 ci camp militaire boobu ñu xaw a défendre parce que c'est pas normal ay nit yu dem. xeex pour la liberté l'égalité et la fraternité ñëw ñu rey leen nii comme ça. ndax dañuy laaj lu ñu leen fay histoire boobu warta disparaître te ni ñu gisee terre bi ni mu ñëwee ak quartier yi disparaître ak camp militaire bi ak affaire bi ni muy demee biir Thiaroye. on est en train de suñu deful ndànk histoire tirailleurs yi sax. day neex day nax saay Thiaroye ci boppam tur Thiaroye. moo dul exister ci carte bi j'ai l'impression que. les gens c'est ce qu'ils cherchent. parce que daa mel bu ñu waxee Thiaroye. parce que foo waxee Thiaroye ci àdduna bi. nit ñi xam nañ ko parce que li histoire tirailleurs yee tax. mais suñu waxatul turu Thiaroye. day nax histoire tirailleurs yi lépp. nax day dem et j'ai l'impression que. ñi fi nekk dañu mel ni ñuy dimbali France ci loolu. parce que gàccee France la rek. la ñu koy nëbbal. voilà en parlant de ça lan nga xalaat ci local yi nga xam ne war na jëm ci Thiaroye aussi tamit noo ko gisee violence yi nga xam ne commencé na am ci pré-campagne bi ci yooyu noonu. bon ak lan ngay xaar aussi du côté de Thiaroye. du côté de Thiaroye vraiment li ñuy xaar bëri na quoi parce que Thiaroye vraiment dañ fa dëkk mais la taxoon ñu jël micro di rap ba léegi muy ci côté infrastructure ci côté yëpp gisuñu fa lu bari quoi benn hôpital lañ fa def boo xam ni vraiment du pour waa Thiaroye bu ñu waxante dëgg rek population Thiaroye ak seeni revenu boo demee hôpital ba lee xam ne du pour ñoom quoi parce que c'est trop cher beneen bi mooy côté infrastructure li ñuy wax amuñu terrain de stade wala fu ñu footballé amul fi leneen lu dul centre Jacques Chirac moo fa nekk ba léegi loo foo xam ni boo amee activité war nga xaw fa mën a def il ne nous reste plus beaucoup d'espace à Thiaroye marché bi c'est un problème parce que marché Thiaroye ni ñuy waxee histoire tirailleurs yi noonu la ñuy waxee marché Thiaroye dafa bokk ci histoire Sénégal dañ ko war a defaraat dañ ko war a assainir ba mu nekk marché boo xam ni nit yi dinañ fi Sénégal yëpp presque Dakar yëpp marché Thiaroye la ñuy duggee puisque ça ne va pas marché Thiaroye mooy fournir yeneen marché yi kii mais alors économiquement xaalis bi marché Thiaroye di génne bu delluwaatoon Thiaroye tey du ñu souffrir de tout ce qu'on souffre là à Thiaroye amul dara. ok léegi comme que amul dara yow ndax am nga candidat boo xam ne sa xel dal na ci moom am nga ci moom yaakaar ndax am na candidat boo xam ne yow tey jii nii porté nga sa choix ci moom pour soutenir ko. à Thiaroye non man nag je préfère lu jëm ci ay élections. comme ñun waruñu influencer. ñu wax nañ choisir ki gën pour Thiaroye quoi loolu laay wax waa Thiaroye ñu bañ a choisir parce que mbokk nga parce que xarit nga wala non nañu choisir ki nga xam ni. mën na
indi ay opportunités. pour que Thiaroye changer visage Thiaroye mu changer. parce que paa ya dee woon 1900 xaw ma lan bu ñu dekkiwaatoon dañ Thiaroye ba bii lañ fi bàyyi woon ba léegi nii. alors que yeneen goxaan yi ñi ngi changer di émerger di changer visage. donc nañu xool koo xam ne mën na apporter Thiaroye loo benn changement ba li nga xam ni moom lañ ñu moo fa mës a nekk. loolu mu jóge fa. absolument local yi nag. goxaan yi. li may wax daal mooy ni ku ci laaj gox boo moytul di nga ko goxi bu mel surtout bu mel ni Thiaroye. waaw loolu laay wax man ku ko mënti jël nag nga nekk doomu Thiaroye. vraiment li ma lay wax mooy. li ñu soxla mu Thiaroye mooy mu changé bu changé wul. di nga ko bëgg a goxi. ku ci lan gox di nga ko goxi. ku ci laaj gox laa wax la. te defoo ci la nga war a def. di nga ko gox di nga ko bëgg di nga ko goxi. le message est très clair léegi beneen question d'actualité bu concerner le hip hop mais ay nit la ñuy wax sax bu concerner ay doomu aadama yoo xam ne ci ñun lañ bokk mu di Kilifeu ak ki nga xam ne moo di Simon ñu jàpp leen lan nga ci wax en tant que dëkkandoo en tant qu'artiste en tant que aussi porteur de voix. waaw am métit quoi am métit ak naqar ci li leen dal ba démb rek et c'est jox nga ma occasion ma mën a wax loo xam ni vraiment waxuma sax li leen dal mais ñun li ñu dal quoi. ñun jusqu'à présent. c'est nous mais man boog personnellement jusqu'à présent mënu ma dem seeti Simon quoi. mënu ma dem seeti ji Kilifeu. mais téye nañ leen quand même nañ ñu bàyyi ñu mais bu dee benn visite lañ leen may xaw ma chaque semaine xaw ma lan benn visite mais nag duñ ko xëccoog seen ay mbokk. ah oui te ñun ci mbokk gi lañ bokk quoi. on a envie d'aller les voir. bu ñu leen mënut a bàyyi ñu jox li ñu leen laaj. ñu jénni leen parce que ay sénégalais lañu du ñu daw du ñu daay fii la ñu nekk. xam nga bu ñu leen mënut a jox liberté provisoire wala bi ñuy laaj ba ñuy lijjanti dossier bi. mais ñu bàyyi ñun ñu dem sax nemmeeku leen xam nga. nekk seen côté quoi. mais loolu sax dañ ñu ko bëgg a xañ quoi dañ ñu ko xañ quoi. et c'est l'occasion pour ñu wax si. parce que mënuñu dem ba léegi. seeti ji Simon. seeti ji Kilifeu. te man li may wax mooy ak lu mënti am. je serai toujours derrière ces deux là. ak keneen ku mu mënti noonu nga nekk ci hip hop bi. am jafe-jafe. hip hop bi mooy day nekk sa ginnaaw. man loolu laa gëm. absolument maintenant leneen la justice la mais ñun en tant que hip hopeur on sera toujours derrière Simon ak Kilifeu. te nag leen laay fàttali Sénégalais yi ak ñi nga xam ni. ñoo ŋànk yenn affaires yi ay at ci ginnaaw tuuti buñ ko fàttalikoo xam ni am na as tuut lu ñu fi def loo xam ni ñu bëri ci ñoom defuñu ko ci réew mi du ma ne as tuut am na lu ñu def loo xam ni bu ñu fàttalikoo tuuti rek dinañ xam ni def nañ ci réew mi loo xam ni vraiment nit la quoi. mais il ne mérite pas d'être là-bas. absolument mérité wuñu ko quoi. que muy si seen xool seen jikkoog seen lépp. ñun ñi leen di pratiquer. vraiment du ay nit yu mérité loolu. maintenant li may wax mooy ni toog seetaan bi wala cell bi quoi ñun on ne peut pas aller les voir mais aussi on n'a pas le droit de toog noppi nii rek quoi. ils ont fait quelque chose boo xam ni j'ai l'impression que les gens profitent pour effacer nit yooyu quoi effacer ay nit léegi dafa mel ni loolu dafa commencer xew quoi dañuy créer ay affaires pour effacer ay nit. parce que c'est des têtes qui gênent. impression boobu laa am. mais nit ki même boo ko reyee jàpp ne éliminer nga ko. mais munoo effacer jëf bi ñu fi def jëf nañ ko ba pare segam li ba léegi dañuy wax ci tirailleurs yi. waaw ba léegi dañuy wax ci ay Lat Dior. ba kon ala kulli alin dañuy continuer di wax ci Simon dañuy continuer di wax ci Kilifeu parce que ils ont mené des combats. ak seen micro. pour ba Sénégal egg fii mu egg tey. absolument en parlant d'effacer beneen point boo xam ne dañ ko ci dugal muy point d'actualité mu concerne ki nga xam ne moo di Barthélémy Diaz après sa candidature gis nañ dañ ko convoqué waat
mën nañ jàpp ne dañ ko bëgg effacer wala noo ko gisee. mooy wane ni ba léegi ñun on avait pensé que ni te dama ko doon dégg après alternance bu njëkk bi deuxième alternance ñu ni bon démocratie bu majeur lañ am. Sénégal population bi dañu mûr dañu avancé par rapport ak même yenn pays européens yi. ñoo leen gën a avancé ci démocratie mais après nga xoolaat nga ni mais ñun bougé wuñu daa mel ni bougé wuñu fenn. doxul quoi fa ñu taxawoon lañ taxaw parce que yenn pratique yi buy am ba léegi. ça veut dire que ni doxul quoi parce que ba ñuy xeex loolu. ñi fi nekk tey. ñoo àndoon di ko xeex parce que injustice lañ doon xeex ak yenn affaires yi. moom mu taxaw wax jour ba mu Bart laa wax de ba affaire bi amee. wax na. moom wax na ci affaire bi. tey mënoo nekk tey au pouvoir. nga bëgg a jëlaat loolu di ko utiliser. mais nag comme waxeet dafa léegi bokk sax ci politique kuy politique te doo waxeet sax dañ mel ni defoo politique du tax ñuy wax politique. ayuloo c'est un problème. parce que waxeet bi dafa commencer bëri. waxeet nag du wax ni maa waxoon li waxaat naa ko mais nga taxaw tey ci kanamu kii dañ koo tooñ lii laa lële kii jàppal bàyyi. tey mu ñëwaat nekk candidat nga bëgg ni. bëgg ko effacer jëlewaat lool teg ci table bi alors que voilà quand il est à côté de toi il n'a pas de problème. il n'a rien fait quand il est su bëggee jàkkaarloog yow nga indi ko tous les problèmes du monde mais quand même ci ban réew lañ nekk il faut que nit ñi ñu jox ak cër tuuti seen bopp waxuma ñu jox cër askan wi. mais ñu jox cër tuuti seen bopp quoi loolu laa yaakaar. ñàkk jox cër sa bopp mooy loolu quoi. tey nga jaune suba nga verte. chaque jour nga cuub. mais man je pense que loolu tamit. vraiment du loolu la ñuy nawee nit quoi. yes pour terminer des questions yoo xam ne parfois aussi tamit dañ koy soxla parce que tamit ku nekk am na ba ngay door benn anecdote bu la marqué bi ngay door ci hip-hop anecdote bu la marqué boo xam ne soo ko xalaatee reetaan la lay def soo xalaatee loolu rek da ngay ree. non suñu ay bagages daa bëri ay non. parce que fii Omar Keita moom jarul ma koy laaj anecdote parce que dafa ci bari la. anecdote yi dafa bëri quoi non doo comprendre en tout cas bëri na daal bëri na trop bëri na de BMJ à léegi bëri na trop mais bon xam nga rek am na yoo xam moom grawul jarul ñu ci anecdote baa ngi noonu. anecdote baa ngi noonu quoi jarul mu ngi noonu comprenez noonu la ko mënee comprendre leen ko noonu rek. ku nekk rek ba ngay door. non mais xam nga doo xam sax ban ngay joxe. oui non am na yoo xam ne boo ko xoolee da ngay ree. non. garaaw na yam sa xel rek na yam sa xel garaaw. vraiment ça a été un plaisir ça a été un plaisir ñu dalal la vraiment nga nekk mooy li ma koy wax rek ku teewal banlieue bi ku joxe exemple mënoon nga génn dem dëkk ji feneen mënoon nga génn dem toggi ci bitim réew mënoon nga am ba ñëw séddoog ñi nga xam ne ñoo nekk ci hip hop bi parce que bu ñëwee fi Africulture yéen a ngi koy gis nii xam ne dafa ci def lépp li mu mën donc loolu yëpp ñun ñu ngi la koy sargalee parce que yii da ciy baax ñu ciy profiter comme li ko Malal doon wax ne parfois dafay laaj ñuy waxante lu baax. waaw tu as servi sa hip hop. tu as servi la culture. vraiment merci pour loolu. am na ñoo xam ne foog ñu waxal leen quoi. waaw parce que. micro koo àndal tukki. micro waaw ngeen seqal xaalis. micro seq leneen ak leneen. war nga mën a wax tamit ci moom lu baax quoi parce que. ay nit la ñu gars yi dañ jàppee ni hip-hopeurs yi ay robot la ñu wala ay machine la ñu wala je ne sais pas xam nga ban façon la ñuy souvent lañ ñuy jàppee mais ay nit kese ñoo ci nekk quoi Malal boobu ngay wax noonu bi ñuy sosee Africulture au départ di def première édition Festa 2H c'est pas lu hasard ji hip-hop bi li tax mu judd il est venu temps yooyu mi ngi yore yukunkung moom ak Gérard ñoo fi amoon ci hip-hop bi peut-être ci côté banlieue bi Sono Gérard bu syndicat 21 ñoom ñoo indi seen matériel Malal indi ay platinum ak Gérard indi Sonom mu indi Sonom ak li Afrique ñu commencé ni dañuy teg ay atelier jibees di jóge fële ñëw amoon nañ ay platine ak BMG di joxe ay atelier DJ j'ai dit ça hier à Zeyna DJ Zeyna bokk nañ ci ñi ñu njëkk a formé ci DJing quand je l'ai vu à Dubaï mu ànd ak waa daara ji
sama xol daf sedd guy parce que c'était pas évident ay parents wóoluwuñu woon dañ ma woo nijaayam woowee na ma Espagne mais tey je pense que ni fa mu nekk xelam dina dal quoi xam na ni du caaxaan liggéey la ak yeneen yu ma mën a citer mais Malal boobu nga wax dama ko showcase xam nga du dara showcase bu ndaw la et tout quoi man j'ai pas bëriwuma lu may def sax événement Matador quoi parce que Africulture on organise trop d'événements donc du rafet sax chaque jour ngay teg ay affaire di inviter nit ñi quoi mais comme gëj naa yëngatu ma ni damay def benn showcase album bi ça devait sortir il y a 2 ans donc benn affaire bu ndaw mais bis tuuti te Malal boobu nga wax mooy parrain wu bis boobu le 27 ma koy defee ci benn boîte bu nekk Almadi du ma wax tur bi nag mais parrainage bi du dara lu dul li mu daj moom ci hip hop te ma war ko mën a témoin parce que am na loo xam boo ko fekkee boo ko waxul après da ngay nekk responsable lu bëri parce que il amul lu mu gisul lu mu déggul lu mu dajul biir Géejawaay mais man ba may dem di yore podium dama yoroon podium ci lañ doon taqale weccet benn podium bu ñu defaroon ak sama benn grand Médoune di ko saluer au passage Malal da doon samp podium man ak moom kese ak jinne yi am njolloor ci diggu taleem boobu noonu te du hasard mu nekk ci jiba ci tali bu noonu buntu centre bi ci tali bi même fi ji hip hop nekk ci tali bi fi muy def festival bi du hasard man ak moom kese mi ngi feebar ñuy samp podium ñun ñaar kese njolloor bu ñuy waxee hip hop Guédiawaye y avait beaucoup de groupes mais s'il y avait pas Malal est-ce que le hip hop serait encore présent à Guédiawaye nit ku hip hop war a delloo hip hop war a delloo njukkal bëri na mais comme tur boobu nga wax rek il faut ma wax ci loolu moom nit ñi xam ne du hasard te lii muy def nii tamit commencé ko léegi parce que lu nekk nag dañ koy dégg mais c'est nit la boo xam ni boo demee jiba xam ni li muy def ci localité am li muy def pour ay nit par jour laa lay wax bu doon ni parce que dañu fa am benn débat gars yi di wax ni da ngeen war a impliqué wu laaj gox yi man gox yi moom li ma ci xalaat la gox yi rek ñun li ñu yore moo ëpp gox parce que li ñuy liggéey ci société bi amul fu muy yem buñ la joxee gox bi ay résultats lañ lay laaj boo ko deful après wala nga def ko benn instant mandat la nga dem sa yoon ñun suñu mandat c'est à vie suñu contrat ak la population bii ñu dëkkal ak askanu Sénégal c'est suñu giiru dund la tant que ñi ngi mën a apporter loo xam ni day changer dara mu nekk lu positif lu jëm ci population bi ñun loolu mooy combat bi nga xam ne dañ ko sas suñu bopp kenn sasuñu ko moo tax ku ñu ciy wax tamit dañ lay déglu rek mais luñ ci bëggul a def kenn mënuñu koo defloo luñ ci wax war a def tamit kenn duñu def leen ko parce que ba ñuy jël engagement bi tàgguwuñu kenn mais di jaajëfal Malal ak ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi ci hip hop bi ba léegi di ko teewal di représenter di gën a jaajëfal Simon ak Kilifeu li ngeen def kenn mënu ko effacer kenn du ko gome kenn mënu koo xoos ba mu fexe ba mu denc ci histoire Sénégal gàcce ngaalaama loolu nag fi ngeen nekk jombul kenn yàlla def ngeen gaaw fa jóge dellu seen njaboot di wax seen njaboot ñu gën a muñ parce que metti na quoi ku nekk na ko natt ci boppam et am na yoo xam ne nag mi ngi commencé dugg ci réew mi ci biir Sénégal bu dee buzz jaru ko bu dee alal jaru ko bu dee leneen jaru ko dara jarul nag yenn yi quoi et on est en train de passer à côté de pas mal de choses yoo xam ne alors que dañu war a concentrer wu si l'essentiel bi mooy ni ci pays bu pauvre lañ nekk hyper sous-développé bu pays boo xam ni tout coûte cher la vie est difficile on a besoin d'emploi war nañu xool ay mécanismes ak nan la ñuy def ba jénne réew mi ci lii mu nekk nii au lieu que ñuy xool nu ñuy faagaagale ay nit. macha allah kontaan nañ lan ngay tàggatoo. waaw di la remercier ak vraiment si déplacement bi. je sais que ni yow tamit ku jërë jaajëfal nga
moo tax album bi ma tuddee woon ko jàmbaar. c'est dommage que j'ai pas pu faire la communication ndax Covid bi et tout. xam nga lan mooy jàmbaar. nga commencé fenn. di góorgóorlu ba egg foo xam ne ci kaw. hip hop bi nag daa permettre daa jënd ay jàmbaar yu bëri. Sénégal dafa am ay jàmbaar. kenn mënu la fexe ba Simon du bokk ci jàmbaaru Sénégal kenn du fexe mënu la fexe ba Kilifeu du bokk ci jàmbaaru Sénégal. kenn mënut a fexe ba yow mii doo bokk ci jàmbaar yi parce que am na fu ñu jógee am na lu ñuy fight en tant que jeune. am na lu ñu comprendre que ni ñun ñoo war a changer ëllëgu Sénégal. et dañ ciy nekk nag. dëgg la ba fu mu yem neex. Inch'Allah. moo tax ñu tuddee album bi jàmbaar. parce que tamit c'est bien de critiquer c'est bien de dénoncer mais tamit ñu ni jaay ay ñii ay jàmbaar lañu. jàmbaar yi nag du lion yi kese. wala lion yi. non ki gàddu saagam chaque jour xëy dem di wuti lu mu def. te teg ko ci yoon. ñooñu ñëpp dañuy ay jàmbaar lañu. et il faut que ñu jénnewaat slogan boobu. ku nekk cultiver njàmbaar ci moom. parce que njàmbaar rek moo mën a ci la ñu mën a tabaxewaat réew mi. jërëjëf. waaw merci beaucoup à Matador merci aussi aux amis internautes yi nga xam ne ñoo ñuy topp tout le temps ci autre sujet di jaajëfee Mohamed moo nekkoon ci caméra bi di jaajëfee sama waa jële Pape di jaajëfee ñëpp à bientôt incha allah c'était Didier Bara bu ñuul.